ngi taxaw ak PRG xam ngeen ni bokk na ci ñi nga xam ni ñoo mujjee liggéey ak ki nga xam ne mooy Tata Myriam ci série bii di Virginie PRG dañuy commencer rek vraiment di la massawu di la jaalewaat bu baax a baax ki nga xam ni Sénégal ñàkk na ko tey culture ñàkk ko mais yéen waa Marodi aussi ngeen ñàkk mi Tata Myriam. jërëjëf waa Dakar Actu bon maa ngi leen di jaale ki nga xam ne dama koy jaale sama bopp en première lieu muy soxna Mariam Ndior di wax ni li ma bëgg a wax ci moom xajul fii mën naa wax ndax mën naa ne te dama am naqar le monde théâtral dañoo am naqar monde artistique dañoo am naqar Sénégal ñëpp am naqar ndax damay témoigner koo xam ne ku baax la ku am diine Mariam Ndior ku am diine la te bu ba pare ku maandu li ngay waxtaan ak moom yëpp moom su ma koy dégg sax mu wax ak xale yi damay kontaan da leen di conseiller Mariam boo amee loolu naqar ñëw di ko wax sax da leen àdduna amul solo bàyyi loolu àdduna amul solo bul jàppal nit kenn dara ndeysaan ku baax man daal li ma gënoon neex ci moom mooy bu ñu doon nekk tournage sax heure julli waxtu julli munoo am mu def dara day julli ba pare comme diine la baax na am na diine maandu la bon en fait mënu ma wax ci moom Mariam su may wax ci moom bu ñu fi jógee di ko ñaanal yàlla fa mu jëm gënal ko fi mu jógee yàlla na yàlla jubbante lamiñam ba laaj bu ñu ko laaj mu mun koo tontu yàlla na ko yàlla xaare àjjana ci barke Nabil Moustapha ndax ku baax la ah bokk uuf ñëpp même man sax ndeysaan su ma doon ñëw ndeysaan des fois en retard da ngay ñëw même boo ànd ak sax moo koy dindi ci yow li olof di wax rek lu fees ci xol feeñ ci kanam moom da ngay xool nit ki sax xam ne kii xol bu rafet la yor xol bu set la yor nitu kese la man mën naa ko témoigner li ma xam ci moom ndax bokk nañ liggéey Virginie ñoo ko liggéeyandoo man ak moom saison 1 saison 2 mais elle est exceptionnelle macha allah di ko ñaanal yàlla fa mu jëm gënal ko fi mu jógee yàlla na suuf sedd ci kaw moom ak mboolem jullit yi mu fa fekk yàlla defal ko li gën ci moom yàlla na rëccu lépp lu musoon def ci àdduna Myriam mënu ma wax ci moom ndax sama xol moo fees ndax ku baax la. père xam naa bala ma laa bàyyi rek li nga jot a tourné ak moom c'est vrai que yow bokk nga ci ñi nga xam ne yow lañ mujjee découvrir nga liggéey ak moom ensemble lan moo la gën a marqué ci personnage ki nga xam ne mooy Tata Myriam en dehors de cinéma mais également ci tournage yi. non Myriam li lay marqué ci moom dafay bari ndax Myriam da nga koy xool rek man li may wax rek dafa am loo may jariñ Myriam da nga koy xool rek sa xel dem ci li ngeen mujjee waxtaan mois de septembre bi waxtaan nañ dama ko woo benn yoon ñaar jotuma ko ma bàyyi envoyé ko texto mu envoyé ma texto tontu ma comme xamal ma ne ko mënul wax téléphone ndeysaan di wax yu baax ci man ma ne ko maa ngi lay ñaanal xam nga lu ma doon wax séewalal sama feebar ndax kenn xamul gémmiñ gu barkeel dama ñëpp ñaanal Myriam dafa baax bu ñuy wax mbaaxam duñ fi jógee moo tax dañ koy ñaanal yàlla rek yàlla na ko yàlla xaaree àjjana mënu ñoo wax lépp liñ bëgg a wax yëpp xajul fii di ko ñaanal yàlla suuf sedd ci kawam yàlla xaare ko ci àjjana fil daw si ya Myriam ku baax la franchement te li lay marqué ci moom dafay bari man su ma demee tournage sax gisuma ko rek day am lu bëri lu dañ ci man ndax lan ni mu mel da ngay ñëw moom day dindi stress ci nit da lay conseiller moom ngay mag muy ndaw ñëpp lay jox ay conseils elle était exceptionnelle elle est mënu ma wax daal. merci beaucoup PRG ñu ngi lay masawaat di la jaale bu baax. di leen ko jaale yéen ñëpp di ko jaale waa monde théâtral di ko jaale waa Marodi di ko jaale sama bopp surtout man nga xam ne am na fu ma féete woon di ma woo téléphone di ma jox ay conseils di waxtaan ak moom ndeysaan Myriam ku baax la daal macha allah. merci beaucoup. di TV ñàkk ngeen ko tey muy Tata Myriam. waaw ginnaaw nuyoo ba pare dañuy sant yàlla rek lu tax sant yàlla moom su nam du tàggoo kenn xam nga bi ñuy ñëw moom tàgguwul kenn te suy jël tamit du tàgguwul kenn donc dañuy sant yàlla rek waaw. lan nga ñu mën a wax si jëmm jooju nga xam ne moo fi jóge tey nga xam ni bokk nga si ñi mujjee liggéey ak moom. waaw ku baax sérieusement ku baax ci biir feebaram yàggul ma doon waxtaan ak Pod gars yi dañ ko wax est-ce que du ñu xoolaat scénario bi muy wax Pod non man damay xaar rek su ne action ma def lu ma war a def. te boobu mu ngi feebar. man barki démb rek laa mujjee tourné ak doom ji ci série Virginie donc nit la boo xam ne musul yàq liggéey bi te foo ko gis rek ba ñu ngay jëkk a gis elle est gentille riant lu mu am bokk ko ak nit ñi suñu bëgg wax ci baaxam dañ koy ñaanal yàlla rek fu mu jëm mu gënal ko fu mu jógee waaw. lu la gën a marqué ci moom ci li nga xam ne jot nga ko liggéey ak moom ci li di cinéma ak en dehors de cinéma aussi. lu mu marqué ci moom mooy nit waaw barke Serigne Touba nit la soo wut nit bu nitee moom nit la bu nitee waaw parce que
sans façon sans façon waaw on n'a pas le mot mais voilà elle est sans façon. ndax jamono bi nga xamee ni tawat na mu ngi nekk ci feebar jamono boobu daan ngoon échangeante mais aussi lan moo la gënoon a marqué ci moment bi nga xam ne yéen a ngi def échange ci ay kàddu yoo xam ne daan na ko yëkkati. waaw xam nga tawat bi sax ñu ko xam bariwul man mi sax bi ma ko yéegee yàggul mais tout le temps soo ko gis dañuy kafre jeex na quoi donc moom dafa en fait dafa nëbbu boppam dañoo nax ba dem loolu laa mën a wax ci moom dañoo nax parce que musu koo def comme faiblesse non musu koo woon dama feebar heure boo ne action rek mu ne aywa ñu dem ba waxtu bi jot suñu borom def lu gën dañ koy ñaanal rek fu mu jëm mu gënal ko fu mu moment bi mu mel ni tamit perte bu mag la ci culture ndax jamono ji nga xamee ni ràññee nañu ko wala commencé nañu gën di ràññee taxawaayam quand même ci moment boobu lañ ko waaw non xam nga lu taa perte la ci culture du question ñoo ngi koy commencé ràññee moom yàgg na ci milieu bi musul yàq defar rek su gis ñaar nit ñu neexoo ñu sax day jéem a xool nu mu koy defee ba mu baax kon kooku benn bibliothèque la ci biir culture bi voilà les mots sont pas là pour wax vraiment. ñu ngi lay masawaat di la jaale bu baax di wax ne lii am tey ñun ñëpp la metti te yaay la boo xamante ne ñun yaayu ñëpp la tey bi nga ñëwee sax ci kër gi gis ngeen ñëpp ñoo xamante ne maanaam si dañuy yëngatu si wàllum cinéma wàllum culture ak wàllum leneen ak leneen ñëw nañ tey jàpp ci parce que tey dafa di woon ku yaatu ubbiloon ñëpp boppam man su may wax si moom sax sama xol day fees waaye jusque man ak moom cinéma moo ñu boole mu dem def ma ñëw def ma doom ba ma nekk tey doomu adoptif am donc tey man li ma mënti def rek pour rendre ko hommage wala li ma mënti def rek pour wane ni maanaam man kii nii jëmm ji nii gën tey àddina sama kilifa la woon sama waajur la woon ndax dafa ma doon conseiller chaque jour du ma bàyyi ni muy waxee Mouhamed ak Aïssatou yëpp daf may woo téléphone di ma wax lii ak lii ak lii parce que xam nañ nu milieu bi demee donc muy koo xamante ne ku baax la vraiment ku yaatu la di yaayu acteur yëpp wax dëgg yàlla di cadreur yeeg réalisateur yi amul koo xamante ne tey maanaam tey xamantewul ak moom tey am na ñoo xamante ne sax ñu ngi woon ci beneen secteur di liggéey ñu ngi si tournage di ma woo naan ma yëg nañ nouvelle bi donc tey ji muy nouvelle bu diis nag di ko bokk ak ñëpp. say relation ak moom déggi woon li nga xam ne mooy cinéma dépassé woon cinéma aussi sa relation ak moom lan moo la ci gënoon a marqué ci loo xam ne vraiment dindi nga ko muy histoire boo ñu mën a wax. man moom lu ma gënoon marqué ci moom muy teraanga muy awards bi nga xam ne bii passé rek ñoo nekkoon et que bañ fa nekkee dañu fa doon kaf di ree di passé ay moments yu neex bañ doon sargal képp kuy acteur du cinéma ci Sénégal fële ca Grand Théâtre donc ban image bu gën a frappé ci man mooy ba mu may déposé ba may déposé sama kër après moom mu continuer ñibbi image boobu tout le temps moo ñëw ci man ndax doom moom ku sori woon na ci man franchement waaw. sa dernier échange ak moom lan moo la ci gën a marqué ak ci lan ngeen mujjee waxtaan. ci ba mu demee Tunisie waaw ba mu demee voyage dafa demoon pour juste des trucs sanitaires après moo woo ko envoyé ko message ñu déggante donc ba tey loolu noonu moom moo nekk ci man waaye amu woon sax kàttan pour wax ak ñëpp wala pour mën a toog di yaatal ndaxte comme nu sama tonton bi wax dafa nekkoon ku dëgër koo xamante ne feebar bi mënoon na ko sonal de waaye daaw woon wone que maanaam tey feebar na day ñëw liggéey lu muy liggéey dem du wax kenn dama diw lii ma jàpp donc moom da nekkoon na ku forte vraiment te loolu tey jii ne xëy na inculqué na ko Aïssatou ak Mouhamed bi nga xamante ne mooy ay njabootam. waaw merci ñu ngi lay masawaat bu baax. jërëjëf merci beaucoup ci kooku mais yow tamit nga ñàkk ko. waaw maa ngi leen di fay di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun tey bésu naqar la parce que dañu ñàkk xarit dañu ñàkk yaay bi nga xamante ni yaay bu am relation ku ci nekk rek da ngay foog ne Myriam lu mu sekk ak yow sekk ko keneen te tey la ko ñu bëri découvrir man nag dama amoon ak moom ay relation spéciale parce que benn dafa nekk suma yaay ma nekk doomam ñaareel bi ñu bokk di liggéey ci ay projet lu ci mel ni Mbarodi lu ci mel ni Imagine lu ci mel ni Iris ñuy liggéey ay projet mu nekkoon nag ki nga xamante ni nii li ma gënoon marqué ci moom muy sa joie de vivre sa générosité aujourd'hui on a perdu une personne d'une générosité exceptionnelle mu nekk yaay bi nga xamante ni nii man moom féete woon na ma yaay wax dëgg yàlla parce que du def lu ma yëgul
du def lu ma yëgul ba pare te ci loxo Virginie muy Aïssatou te sama loxo ne ma Lamine dénk naa la Virginie lu mu def loo xam ne du yoon corriger ko bu ma laaj afi loo ko gisal lu baax yéene ko féetewoo ko mag fu mu war a féetewoo rakk xale bi tamit déggal yaayam ci conseil yooyu noonu démb woo naa ko defal naa ko métti na trop parce que ku ne xam ne ni dafa jege woon yaayam Aïssatou ku ñu wax dëj bi rek wala ku ko dégg rek sa xel ci Aïssatou lay dem yaay booy bi nag nekkoon jàmbaar parce que jot nañ liggéey ci série Virginie bi mais mu nekkoon ku courageuse su ma nee mu nekkoon ku courageuse mooy yaay booy bi da doon ñëw tournage mais da ngay xam ne dafa feebar mais da doon ñëw tournage vraiment gérer ko tey ñàkk nañ Marodi TV ñàkk na Sénégal ñàkk na àdduna ñàkk na maa ngi jaale ñëpp ñi nga xamante ni nii en tant qu'homme de culture en tant que aussi nit bu nekk ci milieu du cinéma maa ngi jaale sama collègue yëpp yu nekk Marodi ci di ko teg ci loxo Massamba Ndour di suñu kilifa di suñu PDG di ko toog ci loxo ñëpp di jaale doomam yi di Aïssatou Ali Ndior ak Mouhamed Ndior di jaale Sénégal yëpp parce que tey ñëpp a ñàkk ñun ñëpp a ñàkk. Lamine ndax mën nga dikk ak ñun rek dernier échange yi nga xamee ni c'est vrai que nekk na surprise quand même bi ñu yëgee rek ni génn na àdduna dernier échange ak moment yi nga xamee ni jot nga ko dund ak moom lan nga ci fàtte. bon li ma mujjee dund ak moom dañu amoon benn rendez-vous bu ñu demoon ministère de la jeunesse pour benn projet ak Aïssatou projet bi dem ñu ciy liggéey ak le directeur du cabinet du ministre ñu ciy liggéey di ci liggéey benn instant nag feebar bi ñëw tëral ko ma ne ko yaay booy est-ce que doo bàyyi rek ba wér ñu yeggali projet mu ne ma déedéet Lamine projet bi ñoo ko sumandoo yeggali ko man wóolu naa la délégué naa la ko mu ne ma lépp lu ci am rek yow dem ma rendre compte ndeysaan maa ngi fàttaliku keroog heure añ dafa jot mu ne ma tey nag yaay mooy pay doomam ñu dem añi nanguwul sax ma fay gaawoon to fay pare déposé ma ba sama buntu kër pare dem ñibbi ba ñuy mujjee déggante téléphone ndeysaan daf ma woo mu ne ma waa yow ku la bàyyi ngay xuloo ndax Aïssatou ma ne ko da nga fàtte yaa ma dénkoon Aïssatou mu ne ma dégg naa sa montre yàqu na ci waaye man maa la ameel montre bu bees ndeysaan di tooñante noonu gëjoon nañ gisante waaye ñi ngi doon déggante ba ni muy demee voyage pour faju ñëwaat ñi ngi doon déggante di ko ñaanal yàlla fi mu nekk gënal ko fi mu jugee ñàkk na monsieur Ba ñu ngi la koy jaale di la ma sawaat bu baax a baax. merci beaucoup gars yi jaajëf merci. waaw déjà ñu ngi leen di remercier le fait que ngeen ñëw fii nii pour def témoignage ci une grande dame boo xamante ne monde bi àdduna bi ci boppam moo ko ñàkk parce que maman Myriam nekkul woon juste une artiste bu ñuy gis à la télé nii mais elle était plus qu'un collègue. Elle était une mère, c'était une grande dame, une dame de valeur, une dame de classe boo xamante ne dafa boole ñëpp muy mag ak ndaw boole tout le monde ñu nekk benn di leen conseiller di leen orienter lu mu gis naka su dul noonu mu woole ne la mon fils nii ak nii li nga wax nii ak nii mon fils félicitation mon fils lii ak lële kooku la ñu ñàkk kooku la àdduna bi ñàkk. ndax amoon ngeen relation en dehors de cinéma wala seen relation ci cinéma rek la yemoon ak yan kàddu nga nu mën a wax si jëmm ji nga xam ne moo fi jóge tey. waaw parce que cinéma moo ñu boole benn série bu ñu doon defandoo ensemble mu nekkoon ci sama yaay donc ci la ñu xamante mais malgré cela loolu bi mu jàllee on a gardé de bonnes relations personnellement man dama yor benn agence de top modèle moom ñëw na fa ba bokk ci sama agence indaaleel ma ay doomam ne ma say rakk la ñu dénk naa leen. teg naa ko sa loxo man tamit même chose dénk naa la sama bopp lépp lu jëm ci wàllum image loo ci gis rek gis ne lii gis nga ci Tata Myriam rek n'hésite surtout pas te ni ma ko waxee noonu la ko continuer à chaque fois que suñ doon am dara suñ ko soxlaa elle faisait le déplacement daal di ñëw bu ñëwee daal di wuyu si et tout te en dehors de ça parfois mu woo ma ne ma kii ak kii dafa am lu ñoo proposé woon pour lu jëm ci publicité bi ci lii ak lii laaj ma ci sama xalaat malgré que moom a mag am na ci expérience bu bëri su ko neexoon rek ne sama xel kese doy na ma mais dafa nekk nit koo xamante ne dafa wàccee boppam maaseeg tout le monde lépp lu mu soxla day ñëw wax la ko lu mu gis nag su dul noonu day ñëw wax la ko donc demoon nañu ba relation yu ñu amoon dépassé na relation professionnelle mu nekkoon relation amicale relation mère ak fils.
li nga jot a joué ak moom ban image ngay fàttaliku ci moom boo xam ne vraiment marqué na la ci série bi mais également relation yi nga xam ne daan ngeen ko dund yéen ñaar en dehors de li nga xam ne mooy vie professionnelle loo xam ne vraiment marqué na la ci moom. waaw parce que série bi image yi moo si gënoon a marqué mooy début bi ñuy ñëw di wax naan dañ ma bëggoon a takkal jabar et tout man ma naan ko déedéet am na keneen ku ma bëgg nañu bàyyi lii ak lële donc ni mu doon waxee ak man commencé di wax que ne yow dañ la reewal dañ la def lii mosuñu la bañal dara donc kàddu yooyu dafa ma marqué woon parce que di nga gis ni ko xamante ne dina nekk ci famille sa yaay du la bañal dara ñu nangul la lépp ñoom ñu bëgg dara mu doon loo xamante ne sa avenir la sa intérêt la yow nga bëgg ko doxalee neneen donc moom leçon bi mu doon joxe foofu noonu c'est pour dire que ne aux enfants ñoom en tant que parents bu ñuy ñëw di leen xelal dara di leen conseiller wala di leen proposer dara c'est pour leur bien ñoom en tant que parents def nañ seen warugar dañu bëgg doom yi daal di ñëw mën a assurer relève boobu donc c'était un message vraiment fort qu'elle voulait faire passer à travers ça. aussi vraiment bari na loo xam ne mënoon na ko apporter la génération bees ci culture ndax gis nañu œuvre bi nga xam ne ci lañ ko mujjee gis muy Virginie ak tamit li mu doon liggéey ci Idole da ngay gis ni vraiment c'est quelqu'un boo xam ni culture soxla na ko amoon na lu bari loo xam ne mën na ko apporter li nga xam ne mooy génération bi ndax du perte boo xam ne vraiment dina nekk perte bu mag ci li nga xam ne mooy culture. Tantôt wax naa la que c'était une grande dame une femme de classe une femme de valeur une femme avec des qualités hors pair c'est ce que le monde a perdu je ne parle pas uniquement en culture mais c'est ce que le monde entier a perdu et j'en profite pour jaale àdduna bi yëpp jaale les acteurs cinéma jaale ñëpp ñu nekk ci art bi ñëpp ñu nekk ci culture bi di leen mastawu di leen wax que ne ay jullit lañu lu suñu borom def rek dañ koy nangu malgré que metti na c'est pas facile à accepter mais dañuy nangu ndogalu yàlla xam ne ñu baax ñi kenn desatu fi te am nañ ci yaakaar di ko profiter di ko jaale waa këram di ko jaale famille am di ko jaale doomam yi Aïssatou surtout mi ñu ci gën a xam muy Virginie di ko mastawu nag parce que c'est une femme ngay jëmale ci moom comme xale la te tamit mi ngi door a dugg ci li nga xam ne mooy milieu cinéma. man dama ci am yaakaar bu baax parce que je sais que ne yaayam teg na ko fu mu ko war a teg éduqué na ko nu mu ko war a éduqué yar na ko nu mu ko war a yaree teg na ko ci yoon donc même bu fi yaayam nekkulee xam nañ ne ombre yaayam dina continuer di ko marqué te loolu dina continuer di ko topp donc ñun en tant que grand frère tamit lépp lu ñu ko mën a accompagner lu ñu ko mën a jàppale on va continuer à le faire malgré que yaayam nekku fi physiquement mais elle sera toujours dans nos cœurs dans nos prières et dans nos pensées. merci ñu ngi la koy jaalewaat bu baax a baax merci beaucoup.